مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaani ci seen site Dakaractu tey nag ñu ngi fii Tivaouane ci dëkkub Seydi El Hadji Malick bi li ko waral nag du lenn lu dul gàmmu gi nga xam ni ñu ngi ko fi célébré gàmmu gi nga xam ni ren ñu ngi ci 116e édition di dalal ki nga xam ni moom mooy Cheikh Ahmed Tidiane Wade nga xam ni moom COSCAS la bokk nekk secrétaire national à l'éducation adjoint moom la ñu toogal nii war a waxtaan ak moom Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay nuyu ci Dakaractu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di fay di nuyu waa Dakaractu yëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan yàlla yiw wi nga xam ni moom la ñu ñëw di ko taataan si fii ku yàlla dogal mënuloo ëgsi waaye am nga connexion ba dugg Dakaractu yàlla na nga ko bokk ak ñun ñi nga xam ne ñoo fi teew ñu ngi nuyu ñëpp. waaw Cheikh xam naa ni nga duggee noonu rafet na xanaa rek ñu dugg ci gàmmu parce que aussi xëy na coow li bëri na mais dafa mel ni ba léegi nit ñi xamuñu lan mooy gàmmu yow lan nga ñu mën a wax ci li nga xam mooy mawlid. baat yoo xam ni yi fan la ñu bokke la ñu war a wax ndax gàmmu ak mawlid on peut dire que ci ay antipode la ñu nekkoon. ndax mawlid mooy pour màggal juddu ki gën ci mbindeef yi gàmmu carnaval païen la woon ici au Sénégal dañ daan wax gàmmu Kahone gàmmu Fatick gàmmu moo doon carnaval païen la woon boo xam ni nit ñi dañ ci daan daje buur woote ko financé ko nit ña nekk fa mooy yàlla naan sàngara kese lépp dagan gàmmu moo doon rassemblement païen boo xam ni lépp day dagan loolu la fi Seydil Hadj Malick fekke woon ñu daan ko woote pour dajale nit ñi moom mu ñëw ni moom du def booba dina woo nit ñi bégloo leen mais mu ngi koy teg ci màggal juddu yonent bi mawlidu ixtifaal bi mawlidi rasul mooy màggal guddi yonent bi amoon na fi avant Seydil Hadji Malick mais tudde loolu gàmmu c'est Maodo. pour changer carnaval boobu nga xam ne ñu nga fekkoon ay caaxaan taxuñ ko jóg. mu nekk yiw moo jël tur wa indi ko ci yiw wi loolu mooy gàmmu Seydil Hadji Malick bi radiyallahu c'est-à-dire c'est ci loolu ngay gis il a essayé ci lépp luy. lu doon loo xam ni dafa nekkoon Sénégal daan dajale nit ñi te doon lu ñaaw mu fexe ba la daan dajale mais lépp ñu def ko muy lu rafet loolu mooy gàmmu Seydil Hadji Malick nag ñëw mënoon bis bi mu consacré ko boppam wala famille am mais mu ni lumière bi tax existence am ci addina bi mu ngi jóge ci Seydina Muhammad kon moom gàmmoom gi ki mu koy déjee mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom dafa jàppe boppam comme continuité ñi doon œuvrer Seydina Muhammad looloo tax ba mu demee ba am aptitude ak capacité créer tarixa mu ni mais bu ma ko créer lii assurance bi nga xam ni moom la yonent bi jox cheikh def ko ci tarixam man duma ci bokk sama njaboot duñ ci bokk kon mieux vaut y entrer mu dugg ci mu ci duggee mu yàlla sadaqta ala ma qulta fi awdi diinina gariban kama fil bad'i ya xayra rahimi boobu ji tiijaan yëpp di jàng bu ñu jàngee wasifa ba pare muy yàlla li nga wax mu ni yonent bi li nga waxoon ni diine ji dina delluwaat tumuranke ni mu commencé woon dëgg la mais dama lay ñaan bu boobaa ñamuy tumuranke ci ñoom yàlla nay samak njaboot ilahiya faj'al ahlana ahla gurbati yàlla nangu ko yàlla jël li dernier l'ultime université de l'académie bi war a jàngale alquran umma bi yëpp mu def ko recteur bi ndax alquran académie bi koy jàngale mooy arrahmanu allama alquran xalaqal insan allamahul bayan
yàlla nee na arrahmaanu laa dénk mooy jàngale alxuraan mooy façonné nit ñi ba ñu yore jikkoy alxuraan mooy xamal nit ñi nan la ñuy leerale expliquer li nëbbatu ci biir aaya yi damay wax gars yi bu may wax ak les francophones je leur dis comment rationaliser le sens insolite du verbe coranique yàlla foofu la koy jàngalee ci arrahman te loola yàlla da ko seke arrahmanu a été séqué en 3 parties par Dieu et dans le Coran mu def alif lam ra saar la bopp saar la ci alquran pour al awwalina def xaamim bopp saar la pour ñiy médialu umma bi indi nuun bopp saar la pour ñiy dernier umma bi alif lam ra mu jox ko yonent bi xaamim mu jox ko Cheikh na Tidiane nuun mu jox ko Maodo li la koy won mooy nuun numériquement veut dire Maodo nuun c'est 50 Maodo c'est 50 kon Maodo li mu doon mooy miracle ci miracle coranique yi yonent bi daf ko nëbboon mais da ko sele woon ni na feeñi c'est-à-dire il a créé un livre bu mu askani nuun boobu tudde ko nuuniya nëbbu ko verrouillé ko ni na verrouillé wu 129 ans li tax mu wax 129 ans mooy bi mu koy bind moom waa kër Cheikh ñi yàlla moom gis nga le Coran dafa am inzal ak tanzil inzal bi mooy wàcce gi ci kenn rek ko attanoon yonent bi mais dafa am tanzil mooy la révélation des versets vers les croyants loolu perpétuellement la fi nekk loolu tax yàlla wax ci alquran ni qul law kaana albahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida albahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi yàlla def ni ku jëloon géej def ko encre ñu lay wax révélation sensi alquran nga jël encre boobu di ko binde géej yi océan addina bi yëpp dinañu jeex te sens bi jeexagul kon ce qui veut dire quoi que ni kon ndekete le Coran day entretenir un dialogue perpétuel et évolutif avec les musulmans. waaw Serigne Cheikh mu mel nii ni ngay waxee ni ci gàmmu dugg ci aspect mystique bi est-ce que du loolu tey moo manqué ci gàmmu ba nga xam ni xëy na ñu bëri sax ñuy wax di ko contre ak yooyu am porox ndoll lu ñuy jaar ba am fu ñu mën a taxaw est-ce que waru ñuy wax ak nit ñi gàmmu ci sens bi ngay waxee ak ñoom tey jii. loolu moo tax dafay door a jot sax ndax je t'ai dit que moo doon labe da ko nëbboon pendant daf ni na nëbbatu 129 ans il a écrit dafa bind livre bii ma la wax def ci diversion cette diversion là mu ni na nëbbu na nax nit ñi 129 ans parce que 129 ans yooyu moo desoon ci li période al muqarrabina min al axirina foog nga xam ni al diine ji umma bi yàlla da ko séddale en 4 parties muqarrabina min al awwalin ak ashabul yamini min al awwalin ak muqarrabina min al axirin ak ashabul yamini min al axirin awwalina yëpp yonent bi moo leen daan abreuvé ci li nga xam ne mooy connaissance divine bi ñu jeexee la yàlla indi condition ni axirina nag lam istaqamu ala tariqati dama leen a wutal condition nañu dugg ci tariqa bi évoluer ci ba àgg ci degré istiqama istiqama nag sorewu ci mooy 2e degré tariqa bi yaa 9 degré ndax bi ko cheikh indee dafa jël islam iman ihsan bi doon diine yonent indi ko bu nekk mu def la ñett islam mu def ko tawba istiqama taqwa iman mu def ko ixlaas sidq tumanina ihsan mu def ko muraqaba mushahada ak maarifa je vais y revenir en wolof daf ni islam bi ci jëkk pa bu jëkk bi mooy nga tuub dellu ci sa borom boo paree nga maintenir sa bopp ca foofu nga dem muy istiqaama bu paree ngay éviter ci génn ko muy taqwa
l'islam jeex nga dem ci iman mooy ixlaas mooy nga purifier sa foi ba doo ci dolli leneen lu dul yàlla as-sidq boo ko defee ba mu pur nga cristalliser ko ba mu mel ni glace dara dootu ci dëkk muy sidq ci lay amee équilibre tumaaniina ndax bu xësee cristalliser woo ndax bu cristalliser woo dootu pàllax ba dara di ci dugg après muraaxaba mooy di fuug lonteeg yàlla mooy ngay jàppe ni yàlla daal yow boo ko gisul it nga am conviction que ni mu ngi lay gis da nga ciy dem ba mujj gi conviction bi day avancé ba yow tu te dis mais c'est sûr man sax maa ngi koy gis après ci nga koy door a xam ndax bala ngaa xam dara da nga koy gis étape yooyu la Cheikh defoon diine ji ci biir tarixam yàlla ni ku ci àgg ci istiqaama ku ci sa tuub wér nga yéeg niveau bu njëkk bi rek ma jox la ordre nga nandal ko mais mu wax à la fin ni in asbaha maa'ukum ghawran bu ngeen demee ba régression am ci diine ji ba ci tëw ba la ñi gën ci yéen di yem kenn dootu mën a àgg istiqaama xam nga kon dañ doon tiit lan mooy alternative bi ndax istiqaama moo doon condition ñu naan bu ñu demee ba ni istiqaama amatul kon risque kenn dootu naan a am mu indi ak gën nañ fa looloo tax Maodo ñëw mu ni fa bu boobaa li ma wax c'est coranique inas ñaari saar la yu tegaloo mais benn expression la ñu dagg moitié expression bi ñu def ko ci suuratul mulki li complément bi di boppu saar mooy noonu in asbaha maa'ukum ghawran bu fekkee seen ndox mi dem na ba tariir loolu kenn du ko wax ko amul ndox kon la an law istaqaamu ala tariqati la asqinahum kon waa tariqa bi lañ ci wax ci bu ñu amee istiqaama in asbaha ma bu seen ndox mi tariiree mooy bu ngeen amatul istiqaama fa bu booba man yaatikum bi ma'inin ku leen di indil ndox mu pur mu limpide nuun kooka mooy alif lam ra mooy yonente bi xaamim mooy cheikh ki indi ndox mu limpide bi mooy nuun mag ñëw il a trouvé que ni période duyel ñii ñëw jot na il est allé ca siège ba Fass pour wut fa ordre ak ndigalu duy ko ñooñu ne ko ki ko war a duy na ko ba pare mu ni kan la ñu ni ko mu nga Tiwaawan booba alxaaji Malick tuddoon Malick Fawad ak alxaaji Malick lañ ko doon wax mais moom moo ñëw bi mu concerté woo ak moom ba pare mu ni ko kon yow yaay nuun gi mu ni ko teel na mu ko bu ñëwee ku koy xamal nit ñi mu nuun boobu loolu la ko jëkk a tudde mu ni ko teel na mu ni ko yow yaay nuunu arrahman bi manqué woon alif lam ra yonent bi la xaamim cheikh la nuun ku nekk ko mënoon a doon mu ni ko en kon yow yaay nuun bi mu ni ko waaw mais teel na mu ni ko naa ko wax mu ni ko jarul wax bu jotee def naa fi livre boo xam ni logiciel la nuun yee logiciel la ay da cee am ay rubrique yoo xam ni yi de perfectionnement la da lay jàngal ci biir la nekk. te ci biir nuuniyee googu sax du ma la dog mais ci biir nuuniyee googu sax ñuy wax ni xam nga dañuy li nga xam ni mooy burdu te El Hadj Malick institué ko jël mënoon a jël moom li nga xam ni bind na ko mu jàngale ko waaye mu dem ba mu am générosité ak humilité bu nga xam ni dem ku mel ni imam Bousayri ne nañu jàng burdam pourtant nuuniyee boobu ngay wax mënoon na cee sukkandiku. lu ne mënoon na cee sukkandiku lu ne tagg na ko yonent bi gis nga rim bi burde am moom la xilaas am xilaas c'est plus de 1000 vers bële matul 300 mais ouverture am ak non seulement yéene ñu yiw ñun mais yéene say ñi ko jiite woo nit yiw Mamadou Boursi yiw wi ko Seydil Hadji Malick créel fii ci Sénégal ci yëg nga ko burdam bi
ñëpp di ko jàng di ci fàttali ko yonent bi te yiw wuñ ca am moom mii ki ko bindoon da ciy am. te nit ñi dañu seetluwul ni burdu yi parfois sax surtout dernier burdu bi affluence bi si am parfois dina dem ba dépasser sax jour gàmmu bi nit ñi. dañoo dem ba ici tôt ñu xam ni yiw wi il est temps de décentraliser ça. gàmmu gi moom fii la ko moo doo woote woon une fois la fi mës a génn gàmmu gi mas na génn fii Serigne Babacar première xilaafaam gàmmu gii ñu ñëw fii Saint-Louis la ko délocalisé woote ko fa mook ses frères yëpp ñu ànd fa gàmmu mosula réyee noonu une semaine lañ fa def di gàmmu mais c'était pour s'affirmer pour yëgal ni dëgg la Maodo am na cër mais man it lii dama koy moom ngeen xam ni maa ko moom mu jot mu ni bu ma ko moomee bu ma ko wootee Ndar ñu fekk ma fa mu woote ko Ndar ñëpp fekk ko fa ca déwén si mu ne ah ginnaaw ñëpp d'accord nañ ni maa ko moom naa ko delloo fa ko moo do woote woon doon ko indiwaat Tiwaawan. ndax du lii nga xam ni moom la suñu sëriñ Pape Malick Sy doon wax keroog. mooy bu ñu ko invité Ndar ne ko ndax di nga def ndax mën nga ñëw mu ñëw prouver bi mu ñëwee Ndar ne leen benn condition rek laa leen di may mooy su ma ñëwee ngeen bàyyi ma waxtaan ci yonent bi ba fajar. waaw est-ce que du jëm ci fàttali rek ñoom seen maqaama. seen xam ni fu ñu dem rek wane ni ak ku ci ñëw rek wane sa face wane yow yaay kan. yéegale ni yaay yonent bi il voulait montrer que ni moom lii ndax danaan wax ni bu ko kaañ juróo nit mbir mi moo koy moom ndax c'est une affaire divine ci de la divinité la ko moomee. je dis aux gens que ni kër gi moi j'ose dire que ni Seydil Hadji Malick benn xalifa la am muy Serigne Babacar ñi ci des ñun ñoo bëgg kilifa jiital leen c'est-à-dire dafa am benn jumla c'est-à-dire ñun benn jumla lañu c'est-à-dire damay mën a représenter njabootu Seydil Hadji Malick comme benn phrase boo xam ne la condition moo ko jiitu tënk ko si maanaam ku jiitu rek tu es cette condition là mais lii l'auxiliaire être bi liggéey ci biir Serigne Babacar la en arabe bi nga xam ni ci la ñuy basé wu ci diine jeeg alquran damay wax ni comme in xayran fa xayran tu trouves ça un débutant tu lui dis mais lan moo nasab xayran lan moo ko jox fatha bi il ne sait pas fekk kaana boo xam ni nekku fi auxiliaire être bu ñu dagg mu nekk ca xaybu li ñuy wax ni ku fi yaakaar ni gannaawam dafa wuute kanamam mooy loolu il œuvre léegi bu mu nekkee ca barzaq comme ni mu daan œuvre bi mu fi teewe ni nga xamee ni kaana ka amaluhu xayrun mubtada la ak xabar amaluhu xayrun mubtada la ak xabar amaluhu li mu laaf huuji ba nekk maarifa moo tax mu mën a rafaa boppam moom ci boppam moo rafaa xayrun man Alaaji Amadou Wade jàng gu mu jàng ci Serigne Birahim Diop ba am xam-xam ci la rafaaye boppam man may doomam mu rafaawaale ma ñuy amaluhu muy sama papa xayrun di man mais amil nafsi la c'est-à-dire l'actif là est purement psychique baaxul inna nafsa la amaratun bisu mu bàyyi ko fa wuti koo xam ni kii moom buy actionné ci moom du doon ci bakken yooyu ñett lañu muy inna bu ñëwoon inna amalahu xayrun ngay wax wala zanna amalahu xayran ngay wax mais inna xaraf la amul force zanna dañ koy
def ilga mooy dañ koy annuler dañ koy suspendre mooy taalix mu ñëw fekk Serigne Babacar di bu ñetteel bi kaana moom fiil la waaw fiil la joo xam ni fiil taam day complet mais bëgg a servir ñeneen tax mu wàññee ko sëñ Baba mu wàccaat am humilité ba mën a jariñ nit ñi bu ko defee moom day rafaa lisim kaana amaluhu xayran bu toppee in nag day am opportunité dagg dem te du tere liggéey bi continuer mooy in xayran fa xayran in kaana amaluhu kaana mooy sëñ Babacar amaluhu mooy alaaji Amadou nekkuñu fi mais in xayran nga fii fekk mooy man mu topp benn si yéen bu mu mën a doon. pour dëggal loolu tey. ñu seetlu lu yéeme lu nga xam ni am na ci wàllug xalifa yi nga xam ne ñoo wuutu ki nga xam ne mooy Serigne Babacar ni nga ko waxee léegi. tey ñu seetlu ni ki mu gënoon a sopp ci ay doomam. muy Serigne Papa Malick Sy. ak ki nga xam ni doomam la ndax noonu lañ ko mën a tuddee muy Serigne Babacar Sy Mansour nga xam ni moom lañ ko tuddee. tey ñoo ne ci jal bi tey. bi nga xamee ni heure bi jot na ndax heure bi mu ne woon na ko nëbbatu dépassé nañ ko de 2 ans xaw ma 3 ans kon léegi heure wu ñi ko moom jot na bi heure wu ñi ko moom jotee Hadj Malick ak sëñ Babacar a feeñ Seydil Hadj Malick sëñ Babacar mi ma la ne moo yore affaire yi yore ko Seydil Hadj Malick mi ko dénkoon nekk porte parole am similitude boobu am na ci mais ñoom ñaar law lañu ak in law day man jiite jumla kaana nëbbu ci ginnaawam rafa lisim nasab xabar in aussi da koy man ku jiitu ci waa siyeen rek te ñoom ñaar ñëpp boo leen di traduire en français seen nom lay doon sii bu condition boobu kon looloo waral it mbooloo xale yi léegi koo ci wax lu mu tuuti tuuti barke sëñ Babacar Sy lay wax ndax moom la leen Maodo booleel bi Maodo indee ma un ma in cette eau limpide la moom la ko jox ni ko séddale ko loolu moo tax ku ci nekk ci moom ngay jëlee maa ngi lay wax fàttali benn anecdote am na fi benn gàmmu bu ñu ñëw ñu ñibbi gàmmu gi 2 jours après nit ñi naan sëñ Babacar a ngi ci weer wi yaa ngi koy fàttali biñ ma yeewee sama daara wax ma ko ñëpp addina bi yëpp ma jékki-jékki sama waa daara yee ma lan mu alim ñun sëñ Babacar a ngi ci weer ma leen yéen da ngeen a dof xanaa yéen lii kañ la daan am sunu kër ñuy waat ci yàlla bi ma génnee ma ni leen sama rakkaay leen ñu ñëw ma leen da ngeen a mandi ñu ni leen ma leen gàmmu ga ngeen jóge sëñ Babacar moo leen jox ngeen naan ba mandi looloo tax fi mu toll xafu divagué quoi mais sëñ Babacar amu fi jotu di feeñ ci weer wi gars yi quoi mais nag naan nga moom ba mandi am na ndax li Maodo indi moom moo koy joxe waaw kay waaw kay jëdaakumulaa jéem a dañuy wax tuuti rek ci la nga xam ni atum ren nga xam ni taalibe Tidiane yëpp seen xol tooy na li ko waral rek du dara lu dul ki nga xam ni mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy moom it nekkoon kenn ci xalifa yi Seydi Hadj Malick Sy rakkam ji Seydi Abdoul Aziz Sy Al Amine ñoom ñaar ñëpp dëddu àdduna ci lu matul 6 mois ci seen diggante loolu nekk tiis bu xaw a doy waar waaye aussi njaboot gi nan lañ mën a jàngatee loolu ñaari dem yu rapproché yooyu noonu. C'est-à-dire on avait plus proche que ça on a vécu plus proche que ça ici et on l'a wallahi et on l'a surmonté loolu force ba ñu amoon mag ña amoon ba surmonté ko te boobaak léegi ñu ñuy perfectionné di ñu gën a jàngal moo tax te bii espacé na ñu man ko surmonté ndax li ñu gëm man j'étais le plus affecté par le décès de Serigne Mawlaye Abdoul Aziz Al Amine ndax ñi ma xam nañ ni si je suis là ici aujourd'hui devant les médias c'est grâce à lui mon option c'était des sama daara ku bëgg a jàng ma jàngal la le reste je m'en fiche ndax li doon sama mission biñ ma yaree woon je croyais l'atteindre mooy sa daaray bàyyi da nga ko war a dekkal
ma jàng ba mën a yor daara ji xam nga foog naa ni pare na Mawlaay Abdoul Aziz moo ma ni déedéet du loolu c'est lui qui m'a dit kaay c'est de son ordre laa bokke Koskas waxuma la bokke Koskas moo xam ni dama ciy liggéey gàmmu rek c'est lui qui m'a mis au devant de la scène publique moom la ñuy xaar benn béréb mu war fa ñëw joxe fa leçon cours magistral day xaar ba mu jot mun ma Cheikh demal béréb sànga maa fa waroon dem mënu ma ñëw on l'attend may jekki-jekki génn confiance boobu mu am ci man imposer ma public bi ba comme yow nii ngay wax di apprécier c'est lui moo ma orienté ci nuuniye bii ma lay wax moi je ne pensais même pas que lii am na ci mais ginnaaw moom xam na ni délai bi ñu ko verrouillé woon war na jeex te Maodo def ni woon livre bi dina suffire benn aspirant waxul aspirant bi waxul benn aspirant la wax inna nazma yakfi zaati laabin way wi dina doy benn aspirant pour mu xam li ma ci nëbb il a fait de moi l'aspirant la Mawlaaya ndax moo ma orienté ci livre bi ma commencé di ko gis mu guidé ma ci gëndeelu mu may redressé yenn saa yu ma ñàkk force mu renforcé ma ba ma àgg ci mën a xam ni nuun boobu mooy ultime lettre de ar-Rahman bi nga xam ne allama al-Qur'an ba xam ci détail bi xam ni alif lam raaga yonent bi la xaamim gi cheikh la moom Maodo mooy nuun gi et te kenn mënu ko dindi yàllaa ko sekke ci alquran nii li composé ar-Rahman la jël ñett alif lam ra saar la xaamim saar la nuun saar la loolu c'est une réalité allama alquran xalaqal insan allamahul bayan loolu mooy service bi mu dénk ar-Rahman loolu la Maodo doon liggéey loolu la yonent bi doon liggéey njabootam gi loolu ñu continuer di ko perpétuer mooy jàngale alquran façonner nit ñi ba ñu am jikko ju ñu comporté woo comme le Coran ñi ci am aptitude comme man ñu jàngal leen nan la ñuy expliquer nit ñi ba ñu xam loola. ndax foofu la ñu war a mettre l'accent gën a jëm ci wàllu éducation te wàññi tuuti li nga xam ni peut-être mooy voilà mooy accessoire bi quoi. jël nit ñi yóbbu leen ci xam-xam te loolu moo ëpp solo. parce que gis nga Seydi Mawlaaya amu forme ci li yàlla wax ni moo gën a war ci nit ak taqwa gis nga ici les gens ont l'habitude ñi jàng ñëpp boo leen nee taqwa lu muy firi dañ naan ragal yàlla. lu taqwa di firi. mën na firi ragal yàlla mais daa am bu lazim dafa am boo xam ni du am complément sujet rek lay am dafa am taqwa bu dul am complément sujet rek lay am bon être malade est-ce que dina am complément celui qui est malade il est malade mais c'est pas comme je frappe kii te mais maladie bi man ci lay dellu taqwa day am bu ci dellu ci an nafsu wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha jooju taqwa nafsi mooy firi li tubaab di tudde l'éthique morale il faut day dellu ci l'ego psyché da ngay xam ses composants ces composants mooy lan mooy les trois instincts qui font de nous des animaux muy l'appétit l'humeur et la passion ak l'intelligence qui fait de nous des anges moom moo war a équilibrer ñett yi moom rek moo war a libre ñett yi dañ leen man damay wax ni Serigne Abdou daa fexe ba sama appétit mu sele ko ci sobriété j'ai ni avidité ni cupidité ni boulimie xam naa ko loolu la ma fexe daa fexe ba amuma avidité awma cupidité
awma boulimie donc jamais au grand jamais sama intelligence du nekk au service de mon appétit. muy lu am solo. bu ñaareel bi mon humeur mu fexe ba awma orgueil awma vanité bi mu ko élevé mu ngi ko yemale ci courage. J'ai le courage nag tu vois de dire tout d'exprimer lépp lu sama intelligence set ba amal ko argument ak l'action bi nga xam ni moo ma jëmee kanam. Je suis si courageux que baykat laa bu nawetee damay affronter difficulté yi bay laa la wax ndax courage bi ma am. Courage ak humilité la yemale sama humeur aw ma orgueil aw ma vanité lii sama passion mu jëlee ci mécréance def ci foi mais yemale ko ci équité. Jamais au grand jamais sama intelligence du nekk ci sama service su appétit du nekk sama service su humeur du nekk sama service su passion. Donc il est libre te yii mu ngi ko yemale ba li desoon ci li ñu am ci force day renforcer si sama intelligence mu ànd ak sama ruux nag dugg ci connaissance yi et avec liberté hein. Lii may wax que ñoom ñu gëm ko wala ñu ñàkk koo gëm bu ma amee argument bi gelé dañ fi des waaw dañ ko fi bàyyi ba da ngay foog ni mag ñi jóge wuñu fi. Moi je ne considère pas que mes aïeux samay kilifa jóge nañ fi. Toujours je les sens, je sens leur présence te loolu la nit war a def mooy di communiquer ak al-ghayb, c'est-à-dire on n'est pas là pour vivre le présent rek dañoo war connexion bi am ñuy connecté parce que on a des gis nga nit dafa am ay application yu yàlla installé ci moom. La vie ne t'appartient pas, c'est Dieu, à Dieu seul qu'appartient la vie. Mais tu l'as xam nga lu tax nga am ko yàlla ko wutal application installé ko ci sa appétit. La connaissance moomu loo ko yàlla ko moom mais moo ko wutal application installé ko ci sa intelligence. Le pouvoir amoo ko yàlla moom le pouvoir mais da ko wutal application installé ko ci sa humeur. La décision la volonté moomu loo ko yàlla moom la volonté mais da ko wutal application installé ko ci sa passion. bis bu ko désinstallé bokkati loolu laa la wax te it la nga ca am bokkul ak bu mag ba. xam nga Google ki ko am ci téléphone am smartphone am danaan am naa Google est-ce que Google li nekk ca Google réellement yëpp mu ngi ci biiram. loolu moo tax la ca wama utiitu min al ilmi illa xalilan. am na loolu Google nëbb. yàlla mooy li mu ni xam jox naa leen ko mais lu tuuti laa leen ci jox. xam nga loolu la Serigne Cheikh doo wax domaine réservé. waaw kay daa am ay domaine réservé à Dieu comme ni Google amee lu mu réservé wu mais am lu mu la ci jox pour nga mën di ko jariñu. ah Serigne Cheikh xam naa ni bu ñu continuer xëy na dinañu xaabaabal. waxtaan bi neex na ba nga xam ni. bu ñu sañoon dañ koy pousser waaye xam naa ni ñàkkul ni yaa ngi yow it ay soxla yoo xam ne war nañ la ko soxla du ñu def rek lu dul jaajëfal la vraiment kontaan nañ ci waxtaan bi. ñu ngi kontaan di ñaanal seen waa Dakaractu ndax nag vous participez à lii sunu mission ñun Seydil Hadj li doon mission mooy propager lii mission yonent bi ñun bi ñu ñëwee loolu la ñu fi bàyyil. ñun surtout ñii nga xam ni moi dafa am ci ñun ñoo xam ni dès leur naissance lañ leen spécialisé. Moi j'en fais partie. C'est ma naissance qui m'a spécialisé à l'enseignement. Tiwaawoon bi muy ñëwaat ci loxo Mawlaaya Abdoul Aziz fekk na ma war a mën a tijji daara mais amoon na beneen jàng bu ma war a jàng ndax iqra 2 fois la yàlla wax iqra ci saar bi. Iqra bu njëkk bi mooy nga jàng ba am connaissance yoo mën a expliquer woo Coran bi. Iqra bu ñaareel bi mooy bi nga amee connaissance nan ngay fexe ba l'explication nga trouver ko. moo tax bu njëkk bi mu ne allama bil qalam loola dañ koy bind bu ñaareel bi mu ne allamal insaana maa lam ya'lamil qalam
ci ngay xamee loo xam ni même plume bi doon bind xamu ko yal na yàlla fay yiw tabaarakallah. kii yéen a ngi doon seetaan ñu doon waxtaan ak ki nga xam mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Wade jërë ngeen jëf.